asalaamaaleykum mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp kuy safoo bernde rek ñu ñëwaat ak yéen ci seen émission tey nag dañ leen di indil benn tuto bu gaaw boo xamante ni mun na nekk ndogu mun na nekk xëdd mun na nekk brunch yéen a xool lu leen di neex rek ngeen def ko donc tey jii li ñuy def bu ngeen xoolee nag tey jii gis nga ñu ngi nii ci biir ci biti tey temps bi dafa nice trop moo tax ma ne naa génn ci cour bi comme ça ñu toggee foofu pour histoire de changer un peu mais tey dañuy defar nag pancake bi ñuy defar nag moom day nekk pancake boo xam ne day nekk sous forme de upside down pineapple cake voilà mu nekk boo xamante ni dañ ciy def ananas voilà donc sans plus tarder lii moo si dem dinañ soxla farine donc dinaa am ñaari farine yu may boole dinaa soxla aussi farine de coco boo xamante ni dama koy def léegi sama farine bi c'est pour les gens yi nga xamante ni duñu lekk lu am glucide donc du farine de blé moo tax ma tegal leen nii mbuus bi comme ça ngeen gis ko ki nga xam ni dafa bëgg def farine de blé mun na ko utiliser bañ a def farine de coco bi tamit donc dinaa soxla tuuti meew dinaa soxla comme li ñu wax ananas dinaa soxla aussi lii kii la cerise la mais c'est optionnel dama koy def ci suuf dinaa soxla aussi tuuti beurre ak yaourt nature ku mu neex nga utiliser soow wala nga omettre ko dinañ soxla aussi huile de coco wala beurre man ñaar yëpp laay utiliser tey donc yor naa fi beurre huile de coco tuuti coco râpé bi nga xam ne kenn sucré ko un peu de sel ak nen dinañ soxla aussi sucre boo am rek donc sans plus tarder duñu def rek lu du ànd ak yéen ci waañ wi bismillah voilà dañuy commencer xóoyal bu gaaw gis nga ngelaw bi daf fi nekk di def naka sa dul noonu daal moom daal dafa bàyyi ba ma installé mu ñëw di def ay affaire am léegi moo tax ma ëpp farine bi comme ça du naaw donc gis nga farine de coco bi damay jël un tiers kopp def si bu ma buggee mélanger ñaar yi bismillah donc ngeen gis fii ma am sama levure chimique voilà ak tuuti cannelle en poudre moom laay jël ma def ko bismillah ma mélange ko donc cannelle bi ak levure bi c'est selon votre goût levure man maa ngi def genn wàllu kuddu ndax altitude bi ma nekk cannelle aussi ma def benn kuddu bu ndaw laa def parce que damay gis nga xaaral ma def nii tey moom suñu kii bi dina neex lool nar naa xumb donc ngeen gis farine bii nii donc mu nekk farine keto mooy régime cétogénique bi donc amul glucide donc mu ngi nii glucide bi mu am en fait c'est négligeable quoi 5 grammes de glucide lay am donc par attends 1/3 cup kopp bu nekk boo xóoyal bu doy nii rek 1 gramme de glucide lay am donc loolu nga xam ne dinañu arranger bu baax sax gis nga dafa am mélange wu plusieurs farines ci biir ku ko amul jëlal farine de blé comme je l'ai dit tantôt voilà léegi ma daal di ñëw def ubbi ananas bi donc damay def jus bi d'abord après kii bi fruit bi ci boppam ma réserver ko pour ultérieurement voilà su ma ko defee moom dinañu dimbali toog farine du naaw bismillah du ma ci def lépp parce que dama bëgg a def meew aussi bismillah dañuy fexe rek noo xam ne dina nekk benn pâte boo xam ni dina xaw a yëmbax mais mooy gën a dang tuuti que pâtu crêpe voilà ñu jël suñu yaourt bi donc ñaari kuddu rek laa jël def ci ñaari kuddu yu mag rek laa def voilà ku bëggul def meew mun nga ko changer ak kii ndox par exemple wala liquide kii bi kese liquide ananas bi kese à cause de farine de coco bi donc man tey li may nar a def ci liquide dafay xaw a bari tuuti parce que moom dafa mun a naan liquide loolu sax ñu jël suñu pincée de sel
def si pincée bu xaw a généreuse quand même voilà gis nga léegi dañuy def suñu sucre gis nga tuuti rek selon yow sa goût daal di def aussi tuuti beurre bismillah gis nga beurre bi dañ koy bàyyi mu seey moom voilà donc pâte bi jarul sax bàyyi muy reposer ki di def ay yëf ñu léegi nii la ñuy dem commencer ko saaf incha allah xaw ma saaf la xaw ma lakk voilà gis nga su ma nekkoon si biir griddle bi laay jël mooy bi nga xam ne dinaa mun a lakk plusieurs mais tey damay wane pour ñi nga xam ne par exemple amuñu lu mel noonu te ñu yore poêle ak yooyu ni nga koy defee même concept bii la donc ma daal di jël voilà bismillah donc cerise bi fii laa koy def donc nga xam ni dafa optionnel quoi léegi nag lii dañ koy bàyyi mu togg voilà ñu def nen yi gis nga dama ko fàtte woon parce que d'habitude mun nga defar boo xamante ni du am nen mais comme dama waxoon dama siy def nen moo tax donc 3 nen rek laa siy def et puis mu jeex ngeen gis biñ njëkk a saaf sax amul nen donc ngeen gis ni nen bi c'est pas obligatoire voilà léegi dañ koy tourner bismillah gis nga jeex na tàkk donc doo ko yàkkamti doo def dara tu prends ton temps après moom dina def li mu war a def lépp donc dañuy daal di ñëw li nga xam ne fàtte woon naa ko mentionné mooy ku mu neex nga def si ay essence de vanille wala eau de fleur d'oranger lu la neex mais ñun comme dañu jëloon tamit jus wu ananas bi donc dina am toujours goût voilà gis nga nii lay mel rafet ba bëgg a dee macha allah donc ñu defaat beneen wan leen voilà gis ngeen pour ki nga xam ne dafay def coco mun na coco râpé bi mun na def nii voilà ñu bàyyiwaat ko mu nekk di def ay affaire am ndànk-ndànk waaw kon nag mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo bernde seen émission mi ngi woon nii ñu indiloon leen tey jii donc mu nekk pancake yi nga xamante ne dañ ko def te nga xam ne ananas moo nekk si suuf ak cerise donc ngeen gis ko ñu boole ko ak sirop ku nekk yow yaa xool sirop bi nga bëgg man sirop laa ko boole ak aussi chocolat parce que sëñ Moustapha moom chocolat rek lay waxal donc di ko jox képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo bernde ñu leen di jox dig daje ba beneen yoon ak beneen xeetu émission wa ak tuto aussi di leen wax bu leen fàtte di aimer vidéo yi di ko partager et aussi su fekkee am na ki nga xam ne mu ngi seetaan te abonné wul mu abonné te appuyer cloche bi comme ça mu notifier ko à chaque fois ñu dugal leen di leen jox dig daje ba beneen yoon di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah San